TV Sénégal sunu télévision di nuyoo ak askan wi di jàngale ak yéete sunuy xibaar dafa weer sunuy kàddu doon misaal saa yu ñuy goge ak fu ñu dem Selel TV mooy sunu yitte Selel TV Sénégal ñu ngi ci kanam xibaar yu wóor di ñëw fekk si la bati sa biir gox ay reportage ak ay émission yu neex ci sunu xol Selel TV Sénégal sunu kàddu sunu doole télévision bu askan wi di leen topp ci jamono di yokk xam-xam te di fësal ak njongal sunuy xew-xew mag ak ndaw ni joti di an liggéey bu sell Selel TV Sénégal mooy sunu télévision Selel TV Sénégal télévision bu askan wi Selel TV Sénégal le bien-être de nos quartiers sa réalisation c'est une charge d'os xibaar yu wóor te di ñëw ci waxtoom image yu rafet di feeñ ci ba sunu biir xol Selel TV Sénégal sunu kàddu sunu doole Selel TV Sénégal di wone sunu kosaan di wax ci lépp lu ñu soxal ci làkku réew mi yëpp sunu télévision sunu teranga sunu yëf ñëpp a ko bukkee Selel TV Sénégal mooy dooleel waa Cité Lamy ak waa Thiès Selel TV Selel TV Sénégal sunu kàddu sunu doole. Bon, je m'appelle Hassan Diagne, je suis de la société civile et habitant du quartier. Il y a des événements qui marquent à jamais l'histoire. Il y a des époques qui sont gravées en lettres d'or, mais il y a des hommes dont leur parcours vont imprimer leur marque pour toute leur communauté. Et ça, c'est à l'honneur de la personne aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer pour organiser cette cérémonie de prière à son endroit. Je veux nommer El Hadji Maodo Malick Mbaye. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'unisson pour procéder à une récital du Saint-Coran, mais toute la journée durant, en ce vendredi béni, donc il y aura des prières. Donc nous allons tout de suite à la mosquée et après aussi il y aura les traditionnels Hadratul Juma. Donc durant toute cette journée, donc des prières vont se faire à l'endroit de notre ami, de notre habitant du quartier, Maodo Malick Mbaye. Il est de notoriété publique, mais en même temps aussi, il y a des faisceaux d'indices qui corroborent et qui militent en son innocence. La première chose que je vais évoquer, c'est le fait qu'il n'y a aucun corps de contrôle qui a eu à l'épingler. Ça, c'est un fait important qu'il convient de magnifier. Un autre aspect, il bénéficie d'un statut de diplomate international. À l'épreuve des faits, il n'était pas au Sénégal, il était à l'étranger. Mais il a tenu de son propre chef à aller au niveau du consulat de Rabat et donner son adresse pour montrer que c'est le travail qui l'amène là-bas. Mais à tout temps, si la justice de son pays a besoin de lui, voilà son adresse, il peut répondre à tout moment. Nonobstant le fait que ses partisans n'ont pas voulu qu'il rentre au pays, sachant ce qu'il attend, connaissant son innocence, il est venu de lui-même lors de la fête de Tabaski de l'année dernière pour venir en communion célébrer la fête avec ses partisans.
Et c'est dans ces entrefaits qu'il a reçu la convocation donc, du procureur et qu'il a répondu donc, pour la justice de son pays. Et ces faisceaux d'indices corroborent et militent en sa faveur, je le disais tout à l'heure. Et c'est pourquoi nous, ce que nous faisons, ce n'est pas faire une pression à la justice. Nous avons croyance à la justice, nous croyons à la justice de notre pays. Et c'est ce que vraiment Maodo nous recommande. Nous avons été le voir la dernière fois, le mardi passé. Nous avons vu une personne très confiante, une personne qui vraiment n'est pas venue pour demander clémence, mais il est venu simplement pour montrer son innocence. Il est venu pour montrer vraiment que tout ce qu'on lui dise, si la justice l'entend, il va être élargi, il va être libéré de la prison. C'est pourquoi aujourd'hui, en unissant, en faveur, toute la communauté de Cité Lamy, la communauté de Thiès et même le Sénégal donc, sont en train de prier pour lui. Et cause pour laquelle nous sommes là, donc en train vraiment donc, de demander cette fois-ci à ce que la justice puisse faire son travail. On dit que la justice est rendue au nom du peuple. Ce peuple-là est composé vraiment de personnalités publiques. Et c'est le seul prévenu, en tout cas à ma connaissance, que je voie, à la fois les partisans du pouvoir, les partisans de l'opposition, de la société civile, les guides religieux, tous sont unanimes que c'est une personne intègre, c'est une personne imbue de valeurs religieuses, de valeurs morales et civiques, cause pour laquelle il est venu répondre de lui-même. Cause pour laquelle ce qu'on dit, ce n'est pas une pression, mais de demander à ce qu'on l'entende. Et nous sommes confiants, nous sommes persuadés que s'il est entendu au fond, il sera élargi. Et c'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour demander à ce que la justice l'entende. Je vous remercie. ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم mbokk jullit yi mbokki Cité Lamy mbokki Thiès mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di balu xaq di bal xaq ñëpp ñaan yàlla mi nga xam ni moom rek am jàmm ak sutura ak salaam yàlla nañu ko yàlla defal àdduna ak àllaaxira sunu daje tey bii nag ci àjjuma bi ci yoor bi li ko waral mooy ñëpp xam nañ ko mooy mbirum Maodo Malick Mbaye su ngeen gisee ñëpp bàyyi naafile yoor bàyyi lépp tey ci waxin Maodo Malick moo ko jar moo waral imaam yi taalibe yi borom bureau yi borom place yi ñëpp tëj nañ place yi imaam yi demaguñ jumaa ñi ngi toog di xaar feeg lii noppiwul incha allahu taala duñu fi yeeweeku loolu moo waral daje bi li tax loolu nag mooy Maodo moo mel noonu xëy nañu def kaamil naar ba bañ ko dóoree ci kanam dafa ëlbati ko Mauritanie yuuxu ñu ne ko lu tax mu ne foofu la wala yaakaar wallu ñun tam fi ñu yaakaar wallu woote nañ fa mooy baqara ba minal jinnati wa naas yàlla moo ne ñaan leen ma may leen woo leen ma wuyu leen woo nañu yàlla nañu wuyu ci mbirum Maodo Malick Maodo nag ku ne xam na jikkoom Maodo bu lii dalee ci kawam Thiès kenn toogul Sénégal kenn toogul rawatina nag Cité Lamy gii nga xam ni fi la dëkk Cité Lamy buntu kër yëpp kenn ku ne bi ñu téye Maodo Malick am na lu la naqari kon ñu ñaanal ko yàlla ci xat-xat yi mu ne yàlla na ko ci yàlla génne te ragal nañ ko nag ndax waxkat ba dafa ne yàlla soo ñu naroon may lii ñu lay ñaan doonu may ñu daje tey ci suba kenn ku ne jóge na ay gox yu fasati ko ku ne ñëw nga kon loolu dafay won ne yàlla am na lu mu bëgg ñu ñaan yàlla na yàlla génne ko ci xat-xat yi yàlla na yàlla dolli ko sutura ak ñëpp nag ñi nga xam ne ñi ngi ci mel noonu yàlla na yàlla defal leen jàmm dolli sutura yi boobu ba léegi ngeen gis Thiès ne teg kon xam leen ne yar gi ci moom ak jub gi ci moom mi ngi ci ñun su defoon leneen lu dul loolu dëkk bi dina am neneen lu mu demee waaye deful waxul ñëw wuy si leen saa yu nu yëkkatee xeer mu ne teg leen suñu yëkkatee wax mu ne teg leen suñu yëkkatee dox ñaxtu mu ne teg leen kon Maodo ngàcce ngalaama fa mu nekk te métti na de defoo ñu teg la tuuma nga toog sa waa dëkk ne dañuy jóg xeexal la pour àdduna bi dégg la nga ne bu kenn wax kon gor la kon ñi ko yor war nañu xool saytu këyitu Maodo bagaasu Maodo xool la mu def ak la mu deful ñun waxuñu nañ ko bàyyi de dañu ne nañu seet su dee moo def ñu wax ñu bàyyi ak yoon suñu deful ñu bàyyi ko mu ñibbisi ci këram nekk ak njabootam ndax loolu dafa métti te nit te waxoo ko dafa métti sa caabi néeg bu réeree sa biir néeg nga tëj sa bopp juróomi minute boo deful ndànk dof
asuma koo tëj te waxoo ko dara juróom-ñeenti weer ba mu des tey ñaar fukki fan ak juróom di sant nag di gërëm kilifa diine yi kilifa aada yi imaam yi xale yi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi rawatina nag journaliste yi amul kenn kuy def journal te waxoo Maodo Malick Mbaye kon Maodo bu leen jàpp ne daa duggoon ci kër yi rek di joxe déedéet lu baax li mu doon dox mooy médiation boobu mu nekkoon ca bitim réew nekkoon na ko fii ci Thiès te du lépp la ñuy wax am na loo xam ne doo ko dox muy baax ngay xëy di ko wan caméra Maodo meluloon noonu kon nag dañuy ñaan la ñu am te ñaan la ñu mën naroon nañu def nag am dox bu am yar bu am teggin bu am discipline ñu naroon ko def dimanche mu wooñu ne ñu bàyyi leen ko te def koy kaamil cey Maodo moo gore def nañ ko nag tey ci buntu jàkk ji ngeen gis fi lañ doon wàccee kaamil bi ci àjjuma yi di ñaan yàlla fa mu nekk ci xat-xat Serigne Touba jaar na fa yàlla génne ko fa ci ay njabootam lii nag su dee lu nar a baax la ci njabootam yàlla na fa gën a toog te ay njabootam tekki ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di dolli ñëpp sutura xët-xët nag moo ma dugal ci lii lépp ndax mbëggeel la ak cofeel ndax Maodo bi sama papa di faatu tise tamang ci dënnu Maodo ci sama dënnu papa kon nag ñi ngi ñaanal ñëpp di santaat ñëpp di gërëm ñëpp lépp lu ñu wax wala lépp lu ñu def te baaxul nañu xam ne rek yërmande la ndax kenn ku nekk bu doon sa papa wala sa yaay wala sa frère ni nga ciy doxee ndax jàmbur la ñuy tëj ñu ciy dox asuma ku taxoog ñun ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalliin amiin allahumma salli ala sayyidina Muhammad ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla ñu ngi leen di ñaanal yàlla di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla Maodo Malick Mbaye nag lii ñu ko defal da koo mérito tubaarkàlla macha allah moom la ñu am bi mu nekkee ci kees ba nëgëni amu ci kenn koo xam ne kii Maodo seq naa yow teraanga tubaarkàlla macha allah di ko ñaanal nag lii yàlla na ko yàlla leeral leer balaa yàgg ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji nag moom laa dul mën di wax nag 2021 jàpp 2024 ni réew mi yëngoo woon tey ñii jël réew mi bi ñu nekkee ci ay guuta position yi ci Maodo jëloon ba ñëpp ne xëy na dafa transhumé ji kon kooku xam na ni ku ne xam na ni ci yoon rek nag lay dox kon nag ñu ngi ñaan justice ñu xool mbiru Maodo ndax njabootam soxla nañ ko nit ñi soxla nañ ko àdduna soxla nañ ko rawatina rek pas plus tard que ku xool jamono Coupe d'Afrique bi jàll Maroc lii fa am nii tey bu doon Maodo suñu doomi Sénégal yii ñu fa téye duñ fa toog kon nag ñu ngi ñaan yàlla ci kaamil bii ñu jàng yàlla na ko suñu borom wàccee ci kawam ak mboolem yeen ñekk taxat ba mu dellu si ci dëkk bi ndax nit ñi soxla nañ ko nit ñi namm nañ ko maa ngi jégalu nag ci kàddu yi. man la Abdou Karim Seck président mouvement Dekkal Cosaan yàlla def ni ñun ñu dëkk Thiès am fi taxawaay boo xam te ni képp kuy nekk Thiès rek sama xarit nga man awma sens interdit si waa Thiès muy politiciens yeeg yëpp ba képp ku xewle su ma ko yëgee damay dem wuy ji la Maodo Malick yàlla dafa def tamit muy mbokk di ku baax di suñu tiitar ma gis ko lu baax li muy def ñu ngi ñaan yàlla di ñaan kilifa yi di ñaan njiitum réew mi di ñaan gouvernement bi ñu teggil nu suñu doom jooju tey mënoon noo def yeneen dëkk yi ñu koy def waaye Maodo Malick lépp lu ñu jàpp mu ni teggi leen def leen si jàmm ak salaam kon tamit ñoo ngi ñaan yàlla def na tamit kilifa yi ñu si war a waxtaanal ku mel ni Touba Tivaouane nag ñëpp waxtaan nañ see kilifa yi ñoom it ñu ni def leen nànk comme ni leen ko Maodo Malick santé kon tamit ñu ngi ñaan di ñaan Bassirou Diomaye Faye président de la République di wax ni ñoom kat jamono yi ñu tollee si xat-xat yi Maodo Malick taxaw na leen bu baax a baax a baax a baax a baax maam si firnde yu wér kon tamit nañ leen teggi nu dimbali ko mu ñibbisi parce que heure bii daan na fekk xar yi tege soble yi taxaw muy dimbali néew di doole yi ren nag ñu bari yëg nañ ko di ñaan yàlla may nu jàmm waa Thiès nañu bokk ndey bokk bàyyi politiciens yi ñëpp lu mel nii bu xewee bu nu xaar kenn woola nanu bokk ndey bokk bàyyi àndandoo doxanoo xam ni lii dal Maodo Malick ëllëg mën naa dal keneen moo taxit nan bokk ndey bokk bàyyi di demalante si dikkalante sa dindi politique bi dindi noonoo yi wasalaam. ko mu dem parce que loolu mooy yoon ñu libéré ko bu fekkente ni tamit preuve yi ñuy wut dajaloogul ñu bàyyi ko mu dem yoonam heure buñ ko soxlaa ñu woo ko libéré ko parce que nag
ku jëriñ askanam la ku ay njabootam soxla la ku ay dëkkandoom soxla la ku ay mbokkam soxla la ku population Cité Lamy soxla la tey approche tabaski bii xam naa ne bëri na kër yoo xam ne tey ñu ngi xalaat Maodo Malick Mbaye ci ndimbal gi mu doon séq ak ñoom ci feetu tabaski bii dina bëri tey ñu sëngeem di ko xalaat parce que séqoon na ko ak ñooñu kon nag dañuy ñaan ñoom waa justice ñu yolamal yëf yi auditionné Maodo te bàyyi ko mu dellu si waat ci njabootam ndax ku la du rëcc kat defe naa ne jarta topp di ko téye di ko tëj nañ ko bàyyi ñu libéré ko ci jàmm ju sedd guy loolu lañ koy ñaanal di ko ñaan justice di ñaanal yàlla moom it fa mu nekk yàlla na ko yàlla taxaw gën koo sàmm ba mu dellu si ci suñu biir ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di gërëm Cité Lamy gépp di gërëm journaliste yëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn ñëpp a ci taxaw ñëpp a ci taxaw góor jigéen mag ndaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla li ñuy mëbët ci Maodo yàlla na sotti kaamil yi ñu ko wàcceel yàlla na ko jëriñ te yàlla na ko fekk fa mu nekk te yàlla na nekk buntu ubbeekoom ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ji Maodo Malick Mbaye ñun dañoo bëgg a xam lan mooy secret man dama jàpp ne lii yàlla da ciy wane kan mooy président Maodo Malick Mbaye ndax télé boo jàpp dëkk boo dem képp koo gis ci dëkk bi li muy wax mooy ci Maodo Malick Mbaye ci taxawaayam ci dëkk bi ci am solom ci dëkk bi ci yërmandeem ci yaram ci jubam ci ngorom lépp da ngay dégg nit ñi di ko wax des fois nga toog gis koo xam ne xamoo ko xamu la nga jékki-jékki gis ko ci télévision mu taxaw di wax ci Maodo Malick Mbaye loo xam ne yow mi nga dëkkal sax loolu umpoon na la ci moom kon Maodo Malick Mbaye ñun suñu demoon tey ji ba suñu xol tàng sax wala ñu am beneen xalaat sax bu ñu xoolee ci loolu suñu xel war naa dal fi Abdou Karim Seck waxee léegi rek laay waxee nañ leen gën a bokkaat nday gën a bokkaat bàyyi gën a amaat taxawaay ci suñu dëkk am gën a amaat taxawaay ci suñu réew président Maodo Malick Mbaye looloo ko may tey li mu am tey fee mu nekk boo ko fa fekkee di nga xam ne gor moo fi tëdd moo fi toog di nga xam ne ku gëm yàlla moo fa toog di nga xam ni koo xam ne leer na ni ko nattoo bi nga xam ne yàlla teg na ko ci moom muñ na ko ba mu jeex moo fa toog ndax bu dul woon loolu tey ji bu nit ñi jógee bëgg a wax wala ñu bëgg a sànni xel wala dara mun leen def leen ko mais Maodo Malick Mbaye jàpp na ni fa mu nekk ba tey ci liggéey bi muy liggéeyal réewam rek ci noonu la nekk gëm justice am gëm réewam gëm lépp mais nag imaam yi ulama yi ak journaliste yi ak ñi nga xam ne ay bonne volonté lañu ak ñi nga xam ne ñooy société civile la ku mu mënti doon ñu ngi lay sant di la gërëm ci taxaw bi nga taxawee président Maodo Malick Mbaye Maodo Malick Mbaye nag gën naa wanewaat yoon ka ni nit ki soo yokkul da ngaa wàññi te it gën naa wane yoon ni nit njariñ lañ koy doyee président Maodo Malick Mbaye lépp lu mës a am Cité Lamy lu mës a am Thiès président Maodo Malick Mbaye dugal na ci loxoom ba mu jeex te ñooñu nag ñoo dem ba mënatuñ koo muñ ñu woo nit ñi woo ñëpp pour ñu taxaw nekk benn bouclier pour jàppale ko taxawu ko te ñun lii rek lañ santoon tey lii rek lañ ci mën di sant nag taala bu Maodo Malick Mbaye saa yi boo ko gisee waxtaan ak moom di nga xam ni Maodo Malick Mbaye dafa am ay critères yu muy politiquer mooy lépp na ko def ci discipline parce que nag nit ki tey jii fa nga nekk boo fa defloo dara bu ëllëgee nga génn soo génnee yaakaar naa di nga bëgg a wax ak nit ñi te doo mën a wax ak ñoom kon président Maodo Malick Mbaye li mu ciy xalaat bari na li mu ciy tànn bari na te li mu ciy sédd bari na yàlla mi nga xam nag moo yor jàmm yore kattan yore ndimbal yore yërmande yàlla na ko yàlla gaaw génn ci xat-xat yi ba mu ñëw tëbaskeeg ñun te yàlla mën na ko di gërëmaat bu baax nag Oustaz Cissé barki démb fekk naa ko ci jataay mu yaakaar ne xaw ma ko te ñaari nit lay waxal Oustaz Cissé yëkkati ay kaddu wax ko ci président Maodo Malick Mbaye ni jamono ji saa yi bu jotee sama xel dina dem ci président Maodo Malick Mbaye kon président Maodo Malick Mbaye foofu mu nekk yàlla na ko fa yàlla dolli jàmm yàlla dolli ko fa kattan yàlla génne ko mu egsiwaat nday ñaa mention spéciale jigéen nga waaye kenn duñu boo doon góor Cité Lamy gépp taxaw nañu képp koo fi gis ba ci Adja Kombay Dieye Assane yéen ñëpp jégi jaañ amul koo xam ne tey mi ngi taxaw te Maodo Malick Mbaye yitteelu la kon nag ñun politique yi nañ leen gën a defaraat suñu toogaay te xam ne liñ ñu dénk pour ñu jàppale askan wi rek la ndax boo tollee diggante bi nit ñëpp mën a taxaw sa kanam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Senel TV Sénégal sunu télévision di nuyoo ak askan wi di jàngale ak yéete sunu xibaar dafa weer sunu kàddu doon misaal saa yu ñuy goge ak fu ñu dem Senel TV mooy sunu yitte Senel TV Sénégal ñu ngi ci kanam xibaar yu wóor di ñëw fekk si la bati sa biir gox ay reportage ak ay émission yu neex ci sunu xol Senel TV Sénégal sunu kàddu sunu doole
yokk xam-xam te di fësal ak njongal sunuy xew-xew mag ak ndaw ñi joti di an liggéey bu sell Selel TV Sénégal mooy sunu